jaa ngeen jëf nu ñu koy defee waxtu bu nekk ci semaine bi yëpp altine ba alxames ni ñu koy defee moo di ñëw ci waxtu wi yaatal leen li nga xamante ne moo xew ci internet bi ma àndi ceeg Merry Beye Diouf Merry maa ngi lay nuyu. maa ngi lay jaajëfal di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo safoo di seetaan à chaque fois li nga xamante ne mooy seen émission li xew ci net bi tous les jours muy lundi jusqu'au jeudi à partir de 13h30 jàpp 14h. mi ngi noonu seen réaction bari na ci Facebook bi Twitter wala Instagram ak hashtag bii di sunu net déjà gis nañu actualité yi nga xam ne yéen a ngi koy partagé balaa ñoo dugg ci site d'information yi je pense internautes yi bari nañu ay réaction yi nga xam ne def nañ ko image bi ma bëgg a partagé ndoo ak yéen internautes yee koy demandé ñun ñëpp je pense dañoo posé question bi kii kan la ak waa régie mën nañu partager image bi ak hashtag bi ngeen utiliser di sunu net image bi la internautes yi demandé kii nee nañ ko ñu xam la ak yéen seen i réponse joxe leen ko ñun tamit dañuy joxe parce que man mii sax peut-être xaw ma kan la réaction yi bari na gis nañ importance bi ngeen xam ne jox ngeen ko émission bi kii kan la réponse bi balaa peut-être émission bay jeex ñu jox leen réponse bi wala fii ak suba ñu jox leen réponse bi wala ñu joxe waale turu ki nga xamante ni moo gagné wala joxe bonne réponse bi kii kan la moom la ñuy laajte xam nañ ko sûrement ci wàllu football am taxawaay lool àddina yëpp mën nañoo jàpp ni xam nañ ko peut-être image am bi ba mu gënee nekk ndaw la image yi internet yee ko partagé ndoo ak ñun balaa boobu Merry ñu dem ci site d'information bari na ay actualités yi nga xam ne ñëw nañ ci semaine bi wala ci tey ci bis bi ak génn àdduna kii nga xamante ni mooy monsieur Souran mi nga xamante ni nekkoon na fa président jiite woon na fi nekk ministre de l'éducation nationale. waa moom nag moom la ñu daal di tàggee comme ni ngeen ko gisee démb rek ñu ngi si doon wax la liste des décès et en plus c'est des décès yoo xamante ne ay personnalité la ak ay kilifa. mi ngi daal di alourdiru chaque jour nga dégg koo xamante ne ni dañ ko tàggee moom nag moom la ñu tàggee moom mu di Moustapha Souran ki nga xamante ne moom nekkoon na fi ancien ministre am na tamit keneen koo xamante ne tamit tàggee nañ ñu ko mu di Alioune Badara Diagne moo xamante ne si membre fondateur yi nga xamante ne mu di PDS aussi si la bokkoon ñu daal di toujours di ñaax nit ñi ñu daal di def attention ci li nga xamante ni mu di coronavirus bi te di aussi ñaan yàlla ñu delloo ci xel yi delloo ci lépp ndaxte comme niñ ko gisee fan yi moom dee bi ça frappe très 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 fort donc ñu def attention rek encore une fois. dañuy respecter mesures barrières yi di respecter aussi takku masque ji ndaxte actuellement ñëpp gën nañ yokk li nga xamante ne mooy sensibilisation bi ndaxte dañu seetlu ni bàyyeeku gi dafa bari surtout ci ndaw ñi ndaxte seetlu nañu vraiment ndaw ñi daal dañu bàyyi léegi seen loxo te actuellement situation bi dafay gën di compliqué gis nañu résultats yi nga xamante ne wala bis bu nekk point bi nga xamante ne ministère de la santé mi ngi koy def surtout ci période Covid bi situation bi dafay gën di yëg. dañ koy faral di foowee sax yenn saa si statut yi naan ñi ngi jaajëfal wala ñi nga xamante ne ñooy faral di teg point Covid wala di comptabiliser nombre de cas yi ba léegi ils sont braves mais loolu c'est toujours une mesure boo xamante ne dañuy attirer waat cette attention si li nga xamante ne moo di coronavirus bi naam nee nañu qu'on doit vivre avec la maladie mais nañ continuer di def très attention di sàmm suñu mag yi te di protéger aussi li nga xamante ne ndaw la te di présenter aussi li nga xamante ne mooy suñuy condoléances aux deux familles yoo xamante ne elles ont subi une grande perte. ci internet bi aussi liggéey jeunes yi ci la bokk muy Facebook Twitter wala Instagram envoyé leen ñu seen message juste gën a sensibiliser seen waa quartier ku ci nekk affaire bi responsabilité individuelle mais parfois c'est collective ndax ku ci nekk gën a xool ci sa quartier envoyé leen ñu seen photo ni ngeen di sensibiliser nit ñi seen ndaw ñi association yi ASC yi gën a renforcer li nga xamante ni mooy communication bi ci koñ bu ci nekk wala ñu envoyé message yi wala vidéo yi wala photo yi dinañ ko partager donc yéen seen émission li xew ci biir internet bi Merry lan mooy cas bi tey. tey nag cas bi benn vidéo la boo xamante ne dañ ko daal di gis muy daal di jàll ci réseaux sociaux yi su ma nee réseaux sociaux nag ñun lépp la ñuy dem daal di xool muy Facebook muy Instagram muy Twitter donc ñaari taximan la yoo xamante ne ni dañoo def choc daal di commencer di xeex comme ni ngeen ko gisee ci vidéo bi policier bi taxaw di leen xool waaye li nga xamante ne moom moo marqué internet yi ak ñi nga xamante ne ñëpp ñoo jot a seetaan vidéo bi moo di moom da cee boolewul benn wax ñoom ñaar ñëpp la daal di jàpp da leen bàyyi ñu xeex ba sonn mu daal di jàpp leen ñoom ñaar ñëpp mënatoo leen daal di leen yóbbu. dañoo am ay problème ndax parfois comme ni ko gars yi di waxee parfois nit dina romb nii fekk problème yaa nekk ci bopp bari ci bopp bi bon justifié wu ma xeex bi mais li gendarme bi def tamit gis naa ne vidéo bi ñëpp a ngi koy partage ci suba ba léegi di wane ni gars yi daal fi mu ne nii daal
yaram yi tàng yi ni ñu koy waxatee xol yi jóg na quoi mbirum laaj ñu xeex. yaram yi tàng na les nañ koy waxatee sax xol yi daal en tout cas si tali bi nañ ko jéem a yaatal parce que nga may sa morom mu jàll wala keneen jàll. mais dafa ne ñoom dañu def choc du la kii wala kenn dafa def choc xam naa kenn tooñ. waaw loolu la en fait mooy li ma expliqué sànq rek dañu def choc kenn ki dem mbëkk benn poto bi. léegi nag ñu daal di wàcc ñoom di xeex ñi nga xamante ne ñoo jot a filmer scène bi nag xëy na filmer wuñu choc bi mais gis nañu benn taxi bi daal di mbëkk benn poto bi. mais daal li ñu woon mooy que ne ñoom ñaar dañ doon xeex gis ngeen pa bi nga xamante ne moo doon jàpp di leen jéem a séparé mais policier bi moom da cee boolewul wax loolu nag action boo xamante ne la internet yi ñu si bëri ñu ngi koy saluer ndax da cee boolewul benn wax daal di leen mën a ñoom ñaar ñëpp yóbbu. sax ki def vidéo bi dafa je pense bien dafa partagé ak commentaire am ci suuf gën ko expliquer. mën nañu ko partagé ndox téléspectateurs yi internet yi. lu jëm ci wàllu désinformation. yow bëri nga man kii soxla na. waaw kay gis naa policier bu am ful la tey ñaari taximaan yi dañ fay nekk di xeex mu boole leen mënata leen kii fii la mbëkk dañoo mbëkkante kii mbëkk fi xool leen ñi ngi seet seeni daal. vidéo bi la xëy sénégalais yi xëyee tey gis nañ ni ñëpp a ko partagé donc loolu tax ñu gis importance ni war na mën a partagé donc ak téléspectateurs yi comme ni ñu koy defee saa su ne li xew ci biir internet bi tey lii bokk na ci li ci gën a fës ci kanam dinañ waxtaanee comme ni ñu koy defee sensibiliser jàngale en même temps ñun tamit dañuy jàngale li nga xamante ni mooy nañuy jëfandikoo internet nan la ñuy jëfandikoo yenn site d'information yi ndaxte site d'information yi bari na loolu waral dinañ woo ki nga xamante ni moo jiite association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne moom mi Ibrahima Lissa Faye bi nga xamante ni moo jiite association des éditeurs et presse en ligne bi nga xamante ni fii ci Sénégal nekk na presse en ligne bi léegi dañoo takku lool bari nañu seen taxawaay mais surtout ñu waxtaanee li nga xamante ni différence bi am entre site d'information yi nga xamante ni ñoo joxe information yu wér te wóor ak yeneen site d'information yi nga xamante ni mën nañ jàpp ne ay fausse information la ñuy joxe je pense bu paree ci ligne bi mën nañ ko jot séq ak moom waxtaan di Ibrahima Lissa Faye balaa boobu je pense bu élément bi paree mën nañu dégtal élément bi nga xamante ni Thioro Mbar Ndiaye préparé nañu ko ngir ñu gën a xam lan la ñuy waxtaanee tey di différence bi am ci diggante site d'information yu wér ak site d'information yi nga xamante ni fausse information rek la ñuy joxe. information maanaam xibaar gu dëppoowul ak dëgg boobu ak léegi ñu ngi ciy wax ngir rek dimbali leen ngeen mën cee mucc waaye nag lu ni mel kenn mënu koo wax te doo ci boole site web yi nag bëri ci ñoo xamante ne xibaar yi ñuy joxe dara du ci nekk dëgg wala sax dëgg gi dafay am loo xamante ni moom moo ci laxasu loolu nag ngir ngeen mucc ci xëj na mën na bañ a yomb ndax fi nga xamante ni fa la jamono tollu tey lu jëm ci wàllu partage ak lu ni mel di wéy di gën di bari waaye nag bu mu tax rek ba lu ci ne ngeen mën ko partager ñu wax leen ni nag bëri na ci ay site web yoo xamante ne titre yu rëy la ñuy daal di titre te lay nekk ci biir dara du dëppoo ak titre bi ñooñu ay clic rek moo leen daal di yitteel ndax nag boo ko seetloo sax boo duggee ci yooyu le site lu ci ëpp ci publicité ngay njëkk a daj ngir wan leen ni rek article bi du sax article bu existé ñu wax leen nag ni dina baax ngeen jéem a ràññatle site bu fiable site d'actualité ak site boo xamante ne lu amul rek lay wax moo tax nag saa su ne bu leen fàtte di xool lépp lu jëm ci à propos du site loolu nag ab astuce la boo xamante ne bu ngeen ci duggee yu bëri ci wàllu site bile di ngeen ko mën a xam saa su nekk rek ñu leen di woo ci gën a moytu ndax li nga xamante ni moo jëm ci wàllu internet du lépp rek liñ ciy def. voilà ñuy jaajëfal Thioro Mbar Ndiaye ci jàngat bu ndaw gi nga xam ne defal nañu ko ci différence bi am entre site web yi nga xam ne ñooy joxe actualité yu wér te wóor ak yeneen site d'information yi nga xam mën nañ jàpp ni ay fausse information lañ joxe te liñ ci gën a seetlu mairie mooy site d'information yi nga xam ne ñooy joxe fausse information toujours publicité la ñuy jiital ci seen plateforme bi nga xam ne boo ubbee ci site d'information yi. waaw loolu la ñuy tuddee la guerre du clic parce que daanaka genre site yooyu li leen di gën a intéressé mooy le nombre de clics parce que
part derrière dafa am li nga xamante ne mooy di profit recherche du profit maanaam am loolu lañ si jéem a wut donc ñu daal di rek toujours di war a def différence entre li nga xamante ne mooy site d'information ñi nga xamante ne information yi balaa ñu koy génnee dañ koy daal di vérifier ak site yi nga xamante ne par exemple li ñuy naan titre racoleur maanaam dañuy def titre bu ngande mais boo ko ubbee te fekk ne peut-être information bu ndaw la wala lenn wala même am na ñoo xamante ne sax suñuy annoncé mariage yu nit am na nuñ koy daal di defee ni ñu koy titré yow da ngay foog ne que ne lu graaw la te fekk ne voilà fekk ne du loolu mais loolu yëpp c'est ce qu'on appelle le bad buzz marketing le bad buzz médiatique am na ñoo xamante ne moom la ñuy utiliser donc dafay baax ñu daal di am benn spécialiste boo xamante ne dañuy mën a waxtaan ak moom su ko defee mu gën ñoo mën a gindi ci li nga xamante ne mooy différence entre li nga xamante ne mooy site d'information ak li nga xamante ne mooy bon site lañ koy waxee wala faux site waaw mooy d'information site yu baaxul la loolu waral ñuy jokkoo ak Ibrahima Lissa Faye Ibrahima ñu ngi lay nuyu. bon maa ngi lay fay. waaw ñu ngi lay jaajëfal dégg nga suñu waxtaan bi tey loolu waral ñu gis ni war nga ci mën a am loo xamante ni di nga ko wax téléspectateurs yi mu nekk lu am solo mooy ñu waxtaanee li nga xamante ni moo di site d'information yi nga xamante ni dañuy joxe information yu wér te wóor ak yeneen site d'information yi nga xamante ni mën na jàpp ni dañuy bëgg rek juste publicité ay fausse information la ñuy joxe. waaw en fait loolu il faut que ñi nga xam ne ñoo di visiter sites yi ñu mën def différence yi entre les sites people les sites de buzz et les sites d'information. Et donc les sites même parmi les sites d'information il y a différentes catégories il y a ce qu'on appelle les portails qui sont des agrégateurs de contenu qui récupèrent les contenus des journaux voilà yaa ngi yéen a may dégg voilà léegi mën na ñu ngi lay dégg waaw. Voilà, qui récupèrent les contenus des journaux et également de certains sites et même des télévisions pour les mettre. Il y a ce qu'on appelle les journaux en ligne. Maintenant, les journaux en ligne, ce sont en fait des rédactions qui produisent de l'information, qui font en fait carrément du journalisme pur et dur, n'est-ce pas? Ibrahima boo ñu ko mënee tekkil tuuti rek ci wolof ndaxte heure bi xam nga suñu ñoom yaay yeeg suñu tante yaa ngi ci kër gi di ñu seetaan je pense ñu gën a xam te ñoom ñëpp a yor seen téléphone actuellement dañuy jot information yi surtout tàggee yeeg yooyu di ñu xam ban moo ci wér ak ban moo ci wérul je pense boo ñu ko mënee tekkil toujours ci kàllaama Kocc ñu mu gën a leer. waaw xam nga li ci doy waar mooy que ne maanaam site yi munoo amul li ñuy wax maanaam certification amul label boo xam ne dañ koy taf ci site bi pour boo duggee ci site bi nga mën a xàmmee ne kat lii site de buzz la wala site information la wala site fake news. Parce que boo déggee maanaam site fake news mooy site boo xam te ne day joxe information xam ne wéru teguñu ko fenn. mooy maanaam ay information xam ne mbàccoo la wala information yoo xam ci ne kat ñu ne Sadio Mané def lii c'est-à-dire pas information boo xam ci ne maanaam am na benn valeur pour construction nationale bi wala am na benn valeur pour xale yi wala am na valeur informative non ñoom li leen soxal juste mooy maanaam nit ñi ñëw léegi ci biir loolu nag am na ci ñoo xam ci ne maanaam ñoom journalisme la ñuy def et ñoom en fait dañuy am ay reporters ñiy dem sur le terrain di couvrir di ñëw traiter information di ko dugal ñooñu la ñuy moo tax ñuy wax site d'information loolu moo tax ñuy wax maanaam journalisme en ligne et ñooñu en fait jamono ji tey bëri nañu peut-être mais dañ leen xaw a néewal doole ndax site fake news yi ak site de buzz yi ñoom ñoo ëpp doole ndaxte ñoom en fait ñoom xalaatuñu éthique déontologie xalaatuñu maanaam yenn règle yi nga xam te ne moo ñu tënk ci métier bi ba nga xam te ne ñoom lu la neex la ñuy def. yow yaa jiite association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne est-ce que yéen a ngi ciy def ay jéego ngir fexe wàññi yenn sites yi nga xamante ni fake news maanaam wutum xaalis ci internet bi rek moo la ñor. mais ci waaw jot nañu def ay jéego yu bëri ndaxte 2014 ba 2016 am na ci ay projets yoo xam ne jot nañ ci liggéey. ba dugal ci code de la presse bi boo demee dernier alinéa bu article 177 bu code de la presse. am na maanaam benn kii bu ñu fa tënk mooy observatoire de la qualité pour la presse en ligne. observatoire boobu dafay tax maanaam site yëpp mu am li ñuy wax certification. ba nga xam ci ne képp ci dugg da nga xam site bi site bu jar jox confiance la wala site bu jarul jox confiance ba tax na en fait dina mën a dimbali population bi ñu éviter arnaque yi ñu éviter en fait
truand yi lañ nit ñi di truandé. Lisa man amoon naa benn question rek boo ma ko mënee permettre man bëggoon naa xam lan d'après toi lan mooy motiver li nga xamante ne sites yooyu dañuy daal di juddu daal di bëri parce que au fur et à mesure que ñuy dem ñu ngi remarquer que ne am na genre site yooyu yu bëri dañu sax daal maanaam dañu bëri yow à ton avis lan mooy moteur bi nga xamante ne moo nekk dem pas solution sax mais li nga xamante ne mooy cause bu création yooyu site. mais li tax mu bëri parce que maanaam yow boo naree dem wuti liggéey te da nga am wala doo am te nga am possibilité créer site bi mën ci am benn 200 000 francs par weer 300 000 francs par weer sans compter ci buzz bi ngay créer mais loolu moo tax te 200 000 300 000 francs yooyu noonu lu ndaw la am na ñoo xam te ni ñu ngi mais li sa boo taxawee rek ñooñu noonu réseau bi day daw loolu moo tax tey ba tey jii nii ñoom seen wàllu bopp ñuy créer site uniquement pour maanaam am buzz boobu noonu loolu la rek mais du la ne te li nga xam te ne aussi jar na cee andi mooy que ne maanaam site créé ko amul jafe-jafe yu bëri ba tax na nit ñi dañuy préférer sax créer site que plutôt maanaam dem di investir ci yenn milieu yi nga xam te ne dafay laaj yenn investissement yi laaj yenn coono yi waaw jërëjëf Ibrahima jërëjëf ñu lay jaajëfal ci leeral yi nga xamante ni indi nga ko di fàttali ni yow yaa dirigé lii di association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne ñu tuppee leen appel ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci mbirum presse en ligne bi mais surtout yenn xibaar yi nan la ñu mënee gën a jàngat bu baax xibaar yi nga xam ne wér na ci internet bi ak te sites yi nga xamante ni mën a jàpp ni ay sites yu crédible la ñoo koy joxe ak yeneen site xibaar yi nga xamante ni wérul ñoom publicité wala wutum dara koppar bu bari moo leen dugal ci biir internet bu mu nekk situation boo xamante ni situation boo xam ne ñëpp a koy déplorer. waaw ñëpp a koy déplorer mais tamit baax na tamit ñu daal di indiwaale ay tuuti leeral par rapport ak différentes sortes de sites yu am ndax am na sites yoo xamante ne comme ni ñu ko waxee du ñu joxe information bu wér ndax ñoom li nga xamante ne moo di clic bi moo leen di intéressé. am na ñoo xamante ne ay sites d'information la mais am na ñoo xamante ne tamit lu ñuy tuddee site people la ba léegi bokkul ak yi nga xamante ne mooy sites yi nga xamante ne duñu joxe information bu baax parce que loolu dafa voilà sites yi dañu bëre te ute dafa am site information ñooñu dañ lay jox ay information yóbbu seen reporter ñu indi leen information am ñoo xamante ne ni ay fausse information la ñuy daal di joxe loolu du dëgg am ñoo xamante ne nag ay site people la ñoom seen spécialité mooy people maanaam ñi nga xamante ne ñoo nekk ci série yi wala yow ak keneen ñoom la ñuy topp seen actualité wala di daal di def seen photo donc pour ñu daal di am na sax ay sites yoo xamante ne site digital la et cetera mais tey sujet bi ñu intéressé woon mu di ngeen di différencier li nga xamante ne mooy site d'information ak site yi nga xamante ne duñ leen jox ay nouvelles yu nga xamante ne c'est vérifié et yu wóor la. IGFM site d'information bu wér la dañ leen di jox information en temps réel mooy www.igfm.sn di xibaar yi nga xamante ni wér te wóor la site bi di site d'information bu groupe Futurs Médias bi nga xamante ni gis nañ ni ñëpp a ngi koy visiter ay information yu wér te wóor actualité yi xew fii ak yi xew bitim réew surtout ci période Covid bi parfois ñu génneel la ci ay enquêtes yi nga xamante ni site d'information bu groupe Futurs Médias moo leen koy jagleel moom bokk na ci site yi nga xamante ni saa ñu la joxee xibaar nekk na xibaar yu wér yeneen sites yi comme ni ko Mairie Bay waxee mooy site yi nga xamante ni ay site people la kon ñoom information yi nga xam ne ñoom dina yéen soxal yéen internet yi Mairie Bay TikTok am ak yeneen yooyu dina intéressé yeneen yi ak yi nga xamante ni mooy site d'information yi nga xamante ni ñu ci bëri dañoo yor seen téléphone portable actuellement ay alerte ay info balaa ngeen a partagé du ñu jóg ci di ko wax xool leen bu baax a baax ndaxte réew mi actuellement wala àddina fi mu ne nii course d'information la comme ni nga koy waxee da ngay xëy suba ba ngoon di jot ay info yu bëree comme ni nga koy waxee à la limite day nekk infobésité loolu mooy terme bi nga xam dañ koy utiliser ci internet bi ngir wane ni flux d'information bi ngay jot chaque jour en temps réel te information yi parfois doo xam ban moo ciy wér ban moo ci wéru waaw c'est vrai daal di desi baax nag ñu ciy trier parce que flux d'information bu daal di bëree si yow rek amaana am na nu muy def si yow donc dañuy def nànk di daal di trier information yi te si émission bi tamit duñ ko tàyyi di leen ko wax chaque jour balaa ngeen di publier dara vérifier leen ndax vidéo bu vrai la wala vidéo bu faux la parce que false information
fashion yi dafa bëri fausse vidéo yi si dafa bëri lépp rek pour induire internautes yi en erreur donc c'est vrai que dañuy divertir mais aussi tout le temps dañ leen di jéem a informer ci li nga xamante ne moom ngeen war a am comportement bi ngeen war a am ci biir internet. voilà mi ngi noonu li xew ci biir internet ci lañ ci kaw loolu sax d'ailleurs ci la ñuy jaar daal di bërëxal information yi nga xamante ni bitim réew la xëyee mais surtout application yoo xamante ni sénégalais yu bari dañ koy utiliser actuellement muy Snapchat. waaw Snapchat nag defe naa ne loolu nekkatul lu ñuy présenté ndax moom it amoon na fi temps def fi buzzam. mais dafa wàcc léegi de. waaw dafa xaw a wàcc depuis bi TikTok jógee ba léegi moom Snapchat moom dafa daal di lu ñuy naan down daal di low mais taxul nit ñi ñu ngi koy utiliser ba léegi. ñoom nag defe naa situation boobu la ñu daal di analyser. moo tax ñu daal di ñoom tamit génnee benn nouveauté boo xamante ne nii. dañ koy def pour concurrencer li nga xamante ne mooy TikTok mu di lan yéen xam ngeen ne que boo leen di def TikTok da ngeen di jàpp teg seen musique ci kaw musique bi ngeen di daal di def seen challenge wala ngeen daal di def seen fecc. Snapchat tamit nee na tamit moom tamit day testé benn fonction musicale boo xamante ne nii bu bees la. loolu dafay permettre li nga xamante ne moo di moom tamit mu daal di def riposte envers TikTok. donc ñu ñuy xamal ne que ne ñoom mii di Snapchat dañu daal di génne benn fonction boo xamante ne ñoom dañu passé ay accords maanaam dañu am ay entente ak ñi nga xamante ne ñoo di ay grand label de la musique. su ko defee yow booy daal di def sa Snapchat di nga am choix daal di choisir musique bi nga bëgg. nga daal di si def sa snap ci kaw loolu tamit. musique bi son bi dafay apparaître turu album bi dafay apparaître turu aussi ki ko way dafay apparaître te affaire boobu daal du wàcc juste ci Snapchat mais ñi nga xamante ne tamit ñu ngi utiliser Instagram story yi daal dinañ ko gis parce que la même chose aussi dañ ko dupliquer ci li nga xamante ne moo di Instagram. tabaski bi gis naa ci ñu ci bëre daal dinañ ko def te li ci gën a neex mooy dañ ci inclure ñi nga xamante ne ñooy son wu Sénégal les rappeurs les mbalaxmaan tout le monde est dedans donc da ngay daal di jël def sa story mën na nekk sax benn vidéo boo xamante ne sans son la yow da ngay daal di dugg ci biir daal di choisir sa musique. loolu promotion voilà passage la waaw promotion artiste la c'est très bien pensé. na gis naa ni gars yi tamit ñuy utiliser bu baax musique africaine rawatina bu Sénégal loolu baax na donc Snap moo daal di répondre daal concurrence loo gis lu ne concurrence daf ci baax mi nag mu nekk concurrence bu saine. waaw concurrence bu saine et tant que c'est pour le consommateur man loolu laay wax toujours je suis du parti du consommateur. tant que pour consommateur yi la ñun on dit ok concurrence bu saine la. mais ci kaw loolu nañ ci seet toujours li nga xamante ne mooy bénéfice wala bienfait wu consommateur bi. seeni message bari na ci Facebook Twitter wala Instagram ci li xew ci biir internet bi réaction yi gis nañ ko message yi gis nañ ko ak hashtag bii di sunu net Facebook boo leen fa demee da ngeen di envoyer message tey nag message bi ñu jot wax nañ leen ko mooy image bi nga xamante ni gis nañu internet yu ci bari di ko partager di laajte kii kan la réponse yi déjà mi ngi commencé bari mais dañuy bàyyi ba suba ñu daal di leen jox ak turu ki gagné ki joxe bonne réponse bi. image baa ngi noonu comme ni ngeen koy gisee ci seen écran leneen li ñu daal di jeexale vidéo yi nga xamante ni gis nañu tamit xam nga comme ni ñu koy waxee rek internet du rek information yu baax yu wéri ñu mën a vérifier loolu yëpp mais parfois tamit ñu gis ni internet ay vidéo yu doy waar donte budul ay image aussi. waaw donte budul ay image te tàmmal nañ leen ko. donc dañ leen di bàyyee ak image yooyu ak vidéo yooyu ngeen xamante ne ni moom lañ leen di bàyyee tout le temps. muy bëggal seen i xol ngeen di si reetaan wala ngeen di si jël jàngat mais comme toujours xam ngeen ne dernière partie bi moom ñu bëree dañ ma koy bind sax di ma ko wax nee nañ dernière partie bi moom da leen di faral di neex parce que daf leen di faral di reetaanloo donc di leen dox dig daje suba incha allah mercredi toujours même heure bu leen ko raté 13h30 ci seen émission li xew ci biir internet wala li xew ci net bi. jaa ngeen jëf yéen téléspectateurs yi jaa ngeen jëf yéen mbokk internautes yi gis naa réaction yi ak ci sunu page Facebook bu télévision Futur Média réaction yu bari na internautes yaa ngi réagir gis naa réponse yi mais yëpp dañ koy denc ba suba incha allah ñu daal di koy partagé ndoo ak yéen merci beaucoup di leen jox dig daje gannaaw loolu nag mën ngeen leen bàyyi image yi nga xamante ni dañ leen koy proposé comme ni ñu koy defee ci li xew ci biir internet bi dig daje ba suba incha allah. No, 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 no.
Sénégal.